lundi 25 mars 2019 léegi weer wi de il est 9h25 fii ci biir studio Awa Mbaye immeuble El Hadj Ilimane Ndour rue 15 angle Corniche di nuyu Aliou Ba di nuyu Mamadou Ndoye Bane di nuyu Mamadou Mohamed Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax Bane. sama waa ji maa ngi lay béggee di la ziar bu baax a baax a baax. di ziar l'homme de Ngabo et de la Petite Côte ñu ngi koy ziar bu baax a baax. jërëjëf. waaw di ziar waa réew mi ak waa bitim réew ñi nga xam ñi ngi déglu. di si jiital waa Pire Sañu Xóor ak la ko wër. ñu ngi leen di ziar yàlla nañu yàlla may talib meewaan bi akub lycée bu bees. yaay waaw dañu ne woon dañuy jël weer woo xam ne dañ koy jox sunu yaay ji nga xam ni mooy maire bi nga xam ni moo nekk ci Petite Côte ba. mooy maire Ndiakhate. kenn du moom. mooy madame mooy madame le maire de la Petite Côte ñu ngi koy kontaanee bu maire baax Ndiakhate. sama waa ji Ndiaye. waaw Ababacar. doo def de noo def. sant borom jamono. yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax. mbaa lépp jàmm rek. waaw maa ngi góorgóorlu rek. parce que lundi bi. ma ne ko maa ngi góorgóorlu rek xam nga li tax bu ngeen di wax damay noppi xam ngeen maire boobu yaayu Serigne Saliou lañ ko tuddee. ma dolli leen boobu. ah boobu fa laa mën a yem. bàyyi nañ ci jàmm. sant nañ bu baax a baax a baax. mais Ndiakhate lii tax mu baax. yàlla na fi yàgg loolu daal naa Ndoye Bane di ko jàppale ci loolu muy jooy. tali meewaan bi ñu defar ko. wut ab lycée ca dëkk ba. lu xew tey. xam naa bu ñëwee nag marché la ciy teg. waaw nga Bane moom boo ko ne fecc mi neex na rek musumi tubéy. loolu taxul ñuy wax léegi comme tali la woon. waaw léegi bi ngi ci lycée suba marché la ñuy indi. gone yi soxla nañ lycée de Ndiaye. boo duggee ci lycée Pire ba. vrai sa yaram day daw. kon baax na. am na solo kii Ndiaye. waaw dañ fi doon am luñ fi doon kaas. nga waxoon fi wax ju foor nag. ne woon frigo bi incha allah bu lëndee bu ñu xëyee dina waaw dina fees te ba tey waaw. non lom mi lu mu yor nii tiim ñu ni di filmer nii. lom mu ngi en direct ni nga koy gisee nii ci Instagram suñu page boobu nga xam ni mooy page xalaas bi nga xam ni macha allah gars yi ñu ngi dem di ko follow bu baax a baax a baax mën ngeen a dem te xam ni lépp lu ñu fi wax rek mën ngeen ko faa gis foofu nga xam ne mooy suñu page xalaas. li muy def waaye nii mi ngi en am nañ direct page Facebook waaw. nii mu ngi direct. mais yéen a ngi concurrence TFM. mais kii déglu déedéet gis nga fi ñu toll nii ñun bu ñu toogee fii ci RFM gi suñu yoon nekkul ci feneen ñun ci RFM lan ne. nga dëgg de waaw ñoom ci njabootu Assane Gueye lañ bokk. aja loo doon wax ci. dafa am loo ci waxoon. félicitaire bi dañ cee jëloon ay engagement yu fort. ah non ci ñun la aju. le rappeur ba di wax ngir nga fàtt fuq gaal gi ci yow la des lii moom ñoo ko teree neex ndax Mara mi ko war a chargé boobu ba léegi mi ngi ñuy woo. kay leen jël si ko dama ko dégg ñoom Kalzi de mu ne Abdoulaye Wade pour nga fàtt fuq gaal gi ci yow la des xaw ma kan moo ko rab mais dégg naa loolu. am na ko ma ko dégg. ci ñun la des de lii. ñoo ko teree mat. ñi nga xam ne ñu ngi ci direct bi fi ñu toll nii tembe man maa ngi seetaan télé ñu ngi ñaan ki nga xam ni moo xalaat ba ñu ubbi page bi nga xam ne mooy page yu xalaas ci Instagram bi fan wu gudd lañ koy ñaanal lu wér ak xaalis gu bari ko loolu moom sama ñaan la moom. xanaa ñu bokk ko rek Ndiaye jëlal may tombé waral ay gaf comme bi nga ñëwee la yi am. nañ la ko moom may la. en tout cas moo indi idée bi nga xam ni nañu ubbil xalaas bi nga xam ni moom mooy émission bi àdduna yëpp bëgg émission fait divers bi nañ ko ubbil page ba tax na ñi nekk Europe ak ñëpp Ndiaye ñu ngi lay wax ay wax yu fort fi ñu toll nii en tout cas yéen daal yéen a ko moom Bane xalaas bi nga xam ni moom moo njëkk fu mu toll. jaajëf sama waa ji ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax am na benn xale boo xam ne ay fan ngi nii dafa réer. mi ngi ci kër buur géwél Abdou Faye. ca buntu Pikine. xale ba yàgg na fa lool xale bi mi ngi tudd Jobba Fall papaam tudd Thierno Fall. yaayam tudd Astu Mbuub su fekkee dégg ngeen ko na ngeen jokkoo ak ñun wala ngeen dem fële ca buntu Pikine ngeen laajte kër buur géwél Abdou Faye. xale baa ngi nii ma nga fa. ci kanam naa la jox beneen xale boo xam ne tamit dafa feeñ ma nga kër chef de quartier Liberté 5 ba. ki nga xam ne moom la fi le belge la sénégalais belge boobu. nga xam ne moom lañ adopté woon. yaayam réeroon ko. ba mu ñëw fii yaay ji ñëw fii toog. wax mi ngi wax ak yaay ji. ñu ngi wax téléphone jooy ya bari na trop affaire yi triste na lool. mais moom mooy wax fii après bi mu waxee ak yaay ji boo wax ak ay sœuram ak i frère am rakk yi daal doom yi nga xam ne moom la yaayam am après déglu ko. Non, en tout cas, je voulais remercier RFM et toutes les personnes qui sont investies dans les recherches parce que franchement, sans vous tous, j'aurais jamais pu retrouver ma mère. J'ai fait beaucoup de recherches de mon côté, mais voilà, apparemment, même si
Si dès le départ les informations elles sont pas bonnes, il y a que des professionnels qui peuvent réussir à trouver une solution et c'est exactement ce que vous avez fait. Je vous dois vraiment beaucoup, franchement. Vous avez rempli une partie de moi-même là. Il y avait un vide, vous avez réussi à le remplir. Franchement, merci pour tout. J'oublierai jamais tout ça. Franchement, c'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Donc franchement, merci à tous. Merci. J'étais en train de parler avec elle depuis tantôt. Et franchement, je voulais encore vous dire merci. Hein. Franchement, parce que il n'y a pas de plus beau moment dans une vie, en tout cas dans ma vie, en tout cas, je crois que c'est un des plus beaux moments. Je viens d'apprendre que j'avais une famille, que j'avais des petites sœurs, que j'avais une grand-mère, que vas-y, c'est trop. Voilà, je suis trop ému. Donc franchement, je vous le redis encore une fois, merci. Parce que sans vous, je serais encore au même point, je serais encore au point de départ, sans aucune avancée, rien du tout. Et franchement, cette émission-là, c'est un truc sérieux. Hein. C'est vraiment un truc... vous réunissez des familles. Hein. Voilà, non, c'est trop. Franchement, Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. C'est que ban waaw sa tubaab bi dafa am lu mu wax lu may échappé. mu ne cette émission là c'est un truc sérieux. waaw kon moom mi ngi soo xam ne daa sérieux. waaw même parce que ay mag yi jëm yor mbir yor ci seen njaboot mu naan c'est un truc sérieux. da koy doog a découvrir. baax na am na yu sérieux wul di. en tout am na yoo xam ne sérieux. daal bii laa wax. waaw moom xam nga day émission yi dañoo bari. Baan émission yi dañoo bari ci réew mi. yàlla na ngeen am lycée Baan egg na. amiin mais Baan encore beneen maa xam ko xalaas soo amee xalaas da nga koy indi amul dara loo ciy fay. amul dërëm buñ la ciy laaj. pour mu leer. pour mu leer. jaayuñu ko fayeekuñ ci ñaari dërëm. waaw parce que des fois nit damay wonaan ma ñaata laay joxe pour sama xalaas jàll. dara soo xalaas bi suñ ci jotee enregistré ba pare su dee xalaas la dinañ ko xam. su dul xalaas du jàll. su dee xalaas day jàll. amul benn dërëm wala benn koppar buñ ciy laaj. non ñàkk xam la rek. waaw mu généralement ñu bëri dañuy jàpp ne luy jàll ci rajo rek. waaw est-ce que war a fay. est-ce que day baax nga est-ce que amul feneen fu ñuy laajee nag. Baan non c'est vrai dafa war a leer ah. Baan fait enlèvement bi. enlèvement Ababacar. waaw fii laa fi ñëw ne leen dafa am sama benn xarit boo xam ne. waaw dafa réeral benn enveloppe bu weex. waaw boo xam ne 2 millions ma nga ci ak lu teg. waaw ay euro la. waaw ñu bind ci kaw enveloppe bi Mbàkke. waaw enveloppe bi dafa weex boo xoolee enveloppe bi am na benn mooy fenêtre toile yooyu nekk yenn enveloppe bi xam ne bu ñu la bindee lettre tur ba fa lay nekk. enveloppe bi loolu la 2 millions ak lu teg ci ay euro ñoo ci nekk. loolu bari billet 100 euros yi ñoo ci ëpp. xaalis boobu li mu war a faj bari na de. ku ko for nañu ko indil. Aba. waaw wax ci. ku ko for nañu ko indil. xaalis boobu ku ko for na ko. euro dëkkul ci réew mi boo ko foree war nga xam ne du suñu xaalis. indil ñu ko. Mbàkke lañ ci bind Mbàkke xanaa lu waay jubadi gis enveloppe bu ñu bind Mbàkke yoo xam fu Mbàkke. Mbàkke dëkk ba la wala sant. aw sant la. waaw. wuy ma. ndax maire bu Mbàkke ñoo moom xaalis bu xëy na. su ma nee ko déedéet ma ne ko papa sax. lii moom amul moom lii moom man moom su ma ko foree dinaa ko jox Njaay mi ndax lim ci wax nii xaalis bi li mu war a faj dafa bari donc waaw. mu ngi ñëw andi ko de ñu jox la 300 000 yi mu lew la sax moo gën a yomb. waaw ah koo for boo ko indee. 300 000 jël naa engagement Njaay est-ce que moom moo enveloppe bi Njaay. fu may jëlee euro. ku ko for boo indee est-ce que meen jaxata la ko jox. fu may jëlee euro. est-ce que meen jaxat jox fu ñuy jëlee ni la jox ko ñoom doy baan. enveloppe léegi yow Njaay. en ñaata moo nekk ci enveloppe bi. ëpp na maanaam boo ko kiiyee boo ko calculer. 2 millions yi teg na mais lépp euro la. léegi boo ko indee dañ lay wecc 300 000. man kay mën naa ko compter jox la. yaa ko moom man jël naa engagement ayca en parlant de jox waa Canal jox nañu ñetti kaas. pour ñun ñett. waaw kaas. waaw mais kaas yi kese moom amul njariñ moo tax téye naa ko sama kër. waa ñan la. Canal. kaas yi kese amul njëriñ. kaas yi kese ay kaas yi jàmbur kay mi doon kaas yi kese ñetti kaas. mel ni kuñ digal sarax. dañ maa booleeg waali waa Istanbul yi may ñëw dañoo ñeme may ay yére may ma ay yére pour waali ma jël ci yi ma neex bàyyi ko sama kër ñëw ci waali ne ma waa yow ñii du lii rek lañ ma wax ma ne ko yenn ci des dañ ko nangu ci
am na lu xewoon Thiès Ndiaye benn femme bu doon woote benn xale bu jigéen bu ñu waxoon dañ ko enceinte woon bi mu amee 12 ans après actuellement mi ngi am 18 ans xaw ma la ne faram da ko séquestré woon ci kër ga voilà mu def fa ñetti fan xaw ma ñaar voilà nga xam ne sëru far bi sax moo ñëw fëgg ne ko loo fii def c'est ça léegi nag Cheikh Anta dem seeti na Farwa mooy kim ne moo ko séquestré woon moo ko séquestré wax na de jox ñu wax na de jox ñu déglul waaw yow yaay Faru ndaw si génnoon jamono yi doon wax naan dañu ko tëj si mu nekk violé ko yow yaay Faram. d'accord man mii la parce que on s'est connu sama benn jarbaar la ñu doon létt léegi bi ngeen xamante ñetti fan sa bi ñu xamante boo xool bi ñuy déclaré projet dañuy génn premier jour bu ñëw suma kër fekk may jàngal suma élève bu mu ñëwee mu yegg si laaj suma jarbaar bi ñu ne ko nekk réparateur ordinateur bi. non man c'était un métier boo xam ne je le faisais autant mais maintenant je suis enseignant damay jàngal ay boy j'ai 49 élèves de la CI jusqu'à la 3e secondaire français anglais espagnol tu vois donc ci loolu laa nekk ba l'autre jour bi mu ñëw mes élèves étaient témoins mi ngi taxaw je ne l'ai jamais appelé. moom moo fa ñëwal boppam moom lundi sax la ñëw ci kër gi. mu ñëwee mun ma dama am problème suñu waa kër nii dañ may rey je suis enceinte de 2 mois. ma ne ko kan la mun ma kooku 31 décembre lañ seqoon. non am na ko ma wax ni moom mooy papa yi doom gi sax mais ci koñ bi la dëkk c'est un certain Ibrahima Ba. kooku la amaloon doom mais kooku après dafa bañ. ma ne ko yow à ton âge nooy amee doom. kooku bañ seen waa kër di ko seetaan. à l'âge de 12 ans la am doom. mais moom elle est née en 98. elle a 21 ans. ah bon. bu tuutiwaayam bi noonu dafa ndaw rek parce que taayam mooy nax moo tax ñu bëgg a profité ci taay boobu créer une histoire boo xamante ni fantôme loo xamante ni amul parce que ay nit tamit bu ñu wax dañuy wax loo xamante ni dëgg la man j'accepte ñëw na kër ga bu mu ñëwee kër ga expliqué ma problème boobu sama digganteeg yàlla ma ne ko léegi qu'est-ce que tu vas faire tu vas reposer nga dallu fii ba ngoon dinaa la yóbbu seen kër man su ma demee dinaa assurer wax naa dalloo sa néeg sama néeg la doon dalloo comprendre moom ak suma garbaat bi xamante ni bëgg suñu waa kër gis ko ma ne ko léegi bu guddee dinaa la yóbbu nga dem seen kër mu commencé guddi jot ma ne ko ay dañ la ngeen dem mu commencé jooy bu ma demee dañ may rey ma ne ko yow yaa kale tom problème man bi ma nekkee xale dañ ma violé woon man kan moo la violé woon mun ma sama papa moo ma violé woon ma ne ko sa papa nan la sa papa di violé comme an sa papa mun ma sama papa dee na ma ne ko kon loolu du ma ci waxaat benn crime laa def mooy héberger naa ko pour jéem a xool nu ma ko fagalee problème am ak nu ma ko yóbbee këram. so ñoom reconnaître nga Faram nga. bien sûr on sautait. bien sûr mu ñëw fekk ma ci Orange Money bi ma jëndal ko fa diw jëndal ko parfum tu vois. lu bàjjenam wax na ko nee na indi na fa ay parfum ay diw ak yooyu. benn diw ne yaa ko jëndal c'est à 2000 francs seen buntu kër sax laa ko jëndee parce que je passé bu gis ma woo ma. non aw ma soxna. mais yow am nga soxna. non aw ma soxna sincèrement musuma am soxna. comme la léegi sumay élèves ñu ngi foofu maa ngi jàngalee maa ngi bàyyi xel ci moom chaque instant du nekkuma quoi benn instant mu fanaan fa le mardi bu ñu xëyee mooy yee ko na ko jógal foog nga dem ñibbi. parce que sa néeg la fanaan. waaw sama néeg yow foo fanaan noonu si néeg. sama néeg laa fanaan. ñaar yéen a bokk fanaan ñaar ñoo fanaan léegi fin de l'histoire laa indee foofu beneen problème pour ñoom ñu xam problème di ngeen fekk nit mu dund benn affaire nekk ci benn jàmmam benn tranquillité ak yërmande ñu dundloo ko benn affaire bi man je suis majeur mag laa quoi j'ai 39 ans comprendre am na tey ji waroon naa am soxna je suis le seul garçon de ma famille mais je vis une chose boo xamante ñii sax suñu waa kër mosuñu ko xam mais ñoom ñoo may poussé tey jii ma wax ko ça fait 5 ans que man je suis impuissant kon donc faut pas venir ma. tu es impuissant. bien sûr. lu tax non xaw ma je sais pas dama xëy un jour ça m'est venu comme ça maa ngi dox ci loolu noonu. comprendre maa ngi lijjanti maa ngi ci sama tranquillité bopp. sama yaay xamul sumay rakk xamuñu kenn xamalu ma loolu. parce que toll naa ci âge boobu ma koy dund au plus profond de moi-même. tu vois kon donc des gens viennent monter un coup amener leur fille man kooku bu ñu nekkee nee na dama ko séquestré déglu bu baax ku ñu séquestré bu ñu xëy. le lundi boobu moo xëyee ñu génn ma ne ko léegi mënoo di yenn si néeg bi ça fait mal dafay tàng ñu génn dem Kayaar maag moom dem à la mer bu ñu demee toog foofu ma gënal ko lu mu soxla yëpp bàyyi ko foofu mu falaane ba si ngoon gi ñu ñibbisi bu ñu ñibbisee mu ne ma dafay sangu pour toog dem seen kër ndax géej la jógee ñu dem ñu toog foofu ma ne ko léegi kaa nga toog fii mu ne dama bëgg a silanteel ma ne ko mën nga silanteel moo tax nga yóbbu ko Kayaar pour mu am sax benn tranquillité bi dem toog rek en face la mer comme ça parce que nee na bi ngeen demee Kayaar bi ngeen toogee ci plage bi yow da nga ko dig ne di nga ko takk dama ne ko ci retourne chez toi boo demee seen kër rien que pour bañ mu saviré wu dem dund leneen boo demee seen kër dinaa yónni samay mbokk ñu ñëw ñaan la ñu may ma la est-ce que comprendre la ba moom si jëm boppam sax un jour ba ñu ñëkkee nekk na mu ne ma pourquoi tu me fais pas l'amour man ne ko man j'ai donné dama décidé que ni man dama décidé man tant que aw ma soxna du ma tëdd ak beneen jigéen kon donc je me vois être xam nga accusé de viol
des trucs yoo xam ne y a aucun médecin au monde qui peut prouver que j'ai fait l'amour avec lui et j'aurais préféré ça bu fekkee noonu la demee quoi benn instant mais loolu amul. fanaane ci néeg bi yéen ñaar ñëpp tëdd ci lal bi. un petit matelas nii comme ça bu mu ñëwee moom mu tëdd foofu man maa ngi suma connexion dama yor benn kii si laay nekk connexion ak suma classe yi ak yenn heures yi. kon moom daf la certifier que ne moom mi ngi ci ëmb 2 mois. loolu la ma seet man je n'ai kidnappé personne je n'ai violé personne elle est venue chez moi de son propre gré. koo xam dañ la kidnappé léegi nga ñëw ànd ak nit ki ngeen dem Kayar ba ñibbisi bi ngeen ñibbisee Kayar mu bàyyi la si benn milieu dem am ko woo téléphone mu yëkkati 37 000 francs dénk la dem yoonam ñëwaat fekkaat la foofu nga toog kooku dañ laa kidnappé ak seen kër matu sax 1 kilomètre mën na ko yooyu tu ne devais pas le faire. loolu tux barke alxuraanul karim barke Cheikh na Ahmed Tidiane. mais moom doo ko teg ak tutuwaayam. non kooku man sama jëm bopp moo ma gën a capable man su nekkoon ne si kii ci côté bu nekk il faut qu'on fait des tests après dinañ xam li ma leen wax noonu lan la elle est de petite taille. elle est de petite taille nag sincèrement boo gisee da nga gaañ bi xanaa dafa dof elle est de petite taille mais lu mu capable. wallahi lesi man mii capable lu ma ko damay taxale ñu élèves yi di ma fay chaque mois 2000 francs pour garder xam nga ma dignité maladie bi ma la wax rek prouvé na loolu à 100% te nañ dem ñu dem def test man je vis mon malheur maa ngi koy dund si man. waaw merci ça me fait mal de le dire mais je dois le dire. En tout cas wax na de. ñuy remercier Cheikh Anta bu baax a baax nii la déglu ñaari version yi waaye daal li ma jaaxal nee na moom du góor ko nekkul góor nag nu muy violé xaw naka suuf noonu ak yooyu waaye daal wax na ni ndaw xale bi jàllam la woon te ñoom ñaar fanaan nañ ci néeg ba la fa xew nag ñoom ñaar ko xam. mais man de gis naa ci ñaari contradiction moom nee na du góor moom waa ji. nee na aussi am nay jamono xale bu jigéen bi di ko wax ne ko dama bëgg ñu siim seen mari ngaañ. mu ne ko non man su ma koy def ñaanuma yàlla def ko te aw ma jabar. day na war loolu day jaaxal na ma. ànd nañ dem ca plage ba moom daal dund nañ dund gu kii man daal li ma ci xam mooy. la ma waxoon laay waxaat rek. xale yi jigéen ñi am 15 ans jëm kaw. ñi naan dañoo réer man de pour man réeruñu. non da nga naan ñenn ñi. ñenn ñi am na ñoo xam ne dañuy réer. waaw am na ñoo xam ne dañuy perdre ñàkk seen sago xaw ma lan xaw a am ay problème réer. mais ñi nga xam ne amuñu benn problème sama doom bu jigéen dafa réer waaw doful dara jotu ko amul benn problème jékki-jékki gisatuñu ko dafa jàngoon rek ñëwatul du su nee naa la suñu dee fukk juróom-ñett ñi fañ ne ñoo fa yóbbu seen bopp. te kii ba mu réeree ba mu ñëwee dafa indi ay parfum kii diw ak yooyu de. non xale bu jigéen moom version bi jar na xoolaat. baax na. xale bu jigéen bi version bi jar na xoolaat beneen mbir aussi ñoo ngi koy topp. mooy beneen xale bu jigéen bu ñu ne dafa am benn taximan bu ko bëggoon a violé te mu jam ko. ñu yéen ngi fàttaliku. waaw mbir moom waaw. ñu fekkoon ci ay jam-jam ba ma ne leen ne fii bu dee li ñu wax ne moom la ñu fekk ci moom ci blessure pour xale bu jigéen bi def ko du. am na ku leen rax. waaw. yaa ngi fàttaliku loolu. ñu ngi koy topp. ñu topp loolu. waaw. dinaa la ci day xibaar yu wóor ci biir semaine bi. Ousseynou Sy mi ngi. mais Ndiaye balaa nga dem ci Ousseynou Sy kon yow li nga indiwaat ci histoire bi yëpp man may xaar ni am histoire bi li ñu ci doon xaar yëpp yegg si nan yow. ci ñu koy topp nga toll. ndeka pareegul. damaa dem balay jox info bi ma ci am source bi yónnee message ne ma noo téye ko ba ci kanam. nan def naa ko info sous embargo. moo tax ma téye ko gisoo damaa dem balay wax li ci xew. wala li ma ci xam. source bi ne ma noo téye ko ba ci kanam. xalaas neex na. Ousseynou Sy mi baan man Ousseynou. la daal xalaas moom Diallo muus la de Ousseynou Sy mooy Ousseynou Sy ma ca Italie. ki bëggoon na taal booy. voilà kii di wax ni. magam la ñoom ñaara bokk ndey ak baay. moom ak Ousseynou. waaw xam nga kenn déggugul benn mbokkam bu wax. déedéet man kay jaaxal. waaw exclusivité bi nag fii la. moom ak Ousseynou ñoo bokk ndey ak baay ñoo dégg bokk ndey ak baay waa ji moo namp jox Ousseynou. Aliou Ba ana jingalu xalaas bi yow nga ni kenn waxagul seen famille. kenn famille dégguguma seen benn famille wax. kii bu waxee mooy ki njëkk a wax seen famille. voilà. te yow yaa ko am en exclusivité fi ñu toll nii. voilà léegi te ñoom dañ doon wax naan am na ñu bari ñu doon wax naan Ousseynou Sy du sénégalais. waaw léegi may ma tuuti. waaw. dama laa waroon a tàcc mais weer wi daa sori. service minimum rek laay demee fi mu ne. xam nga Ousseynou Sy soo ko xoolee ak photo bi. tem nga ni du sénégalais. dégg naa ñii naan si yaayam mooy sénégalais papaam xaw ma lan la Ousseynou Sy français xaw ma lan ak lan. mag ju góor ji ci boppam. comme bokkal ndey ak baay wax na fu Ousseynou Sy juddoo nu yaayam tudd nu papaam tudd wax na ba hôpital ba mu bu juddoo. parce que man dégg naa ci benn version ñu ne ñu. papa ji Cuba la dëkk. yaay ji mooy sénégalaise moom santu yaayam la yor. loolu dégg naa ko. papaam ndax dafa gaañu. yaay ji muy dund.
jamono ji hôpital Abass Ndao gii la juddoo. noonu la ko waaji waxe ku wax ci famille bi nga ni. magam bu góor. tungu ne du teew ñuy nataal. nañ déglu. man Amath Sy magu Ousseynou Sy maa nàmp jox ko balaa mooy mën a wax lenn maa ngi tuubal yàlla ak yonent bi di tuubal bépp sénégalais bu nekk Italie di tuubal toute la population italienne en particulier la famille des victimes di tuubal nag képp kuy sénégalais di xamal na nag man maa nàmp jox Ousseynou Sy. Ousseynou Sy sénégalais la Ousseynou Sy 2 juin 72 la juddu Abass Ndao. Ousseynou Sy mu ngi jànge école Cerf-Volant. Ousseynou Sy mosuma ko àtte xeex daawul wax ba ñu tudde ko Pape Mouma muy Ousseynou Sy mii. Ousseynou Sy loolu de laa ko xamee woon ci moom. Ousseynou Sy mu ngi dugg Italie le 27 novembre 1989. instant boobu il n'avait que 17 ans 5 mois 25 jours. taseeg ndawas tubaab bi ba 99 bi sama rakk gaañoo. si la Ousseynou Sy ñëw ñu tase. si nekk si dëj ba. si laa gis jabaram. mu wax ma waxu nationalité italienne am lu mu si wax. dellu novembre. yónnee ma man maa dox kayit yëpp extrait de naissance nationalité bonne vie et mœurs copie littorale maa def traduction yi maa ko visé affaires étrangères maa ko yóbbu ambassade lépp maa ko def man sa nationalité. si la ma jàppe nag ñu nekk tantôt mu woo ma tantôt du ma woo tantôt mu woo ma tantôt du ma woo. ñu dem ba 2005 ma feebar. pendant 5 ans mu ne ma grand bu liggéeyati chaque weer mu yónnee ma 150 000. ba 2010 mai 2010 ma gëj a dégg Ousseynou Sy sama rak. ba novembre 2018 8 ans 23 heures et quelques le 17 novembre bi passé sama rak woo ma j'étais content mais nag j'étais pas content parce que daf ma woo di jooy yu metti naan ma diw wor na ma ratatatatat yow rek yaa ma musul wor te yaa nàmp jox ma. j'ai fait 29 ans en Italie musoo ma wax may ma damay xaru Amath ma ne ko déedéet lu ko fi jar yeddu ko wax mu ne ma du ma ko def waaye dinaa woon diw ne ko toroxal nañu ma ne ko déedéet bul def dara yow toogal yaa ngeeg say doom yaa ngeeg say lii waxuma ni sax ndekete fase na après laa xam ne fase na doomam si jabar baan xoola âge bi mu dem ak na mu fa tëddee il n'a pas de repère nañ ko dimbali nañ ko jàppale sama rakk la nag li mu def ëpp na wax dëgg neex yàlla waaye du ko bon du ko soxor ñàkk repère il n'est pas du athée nit ñi nag dañuy wax rek booy bi du athée waaw ñun sénégalais pur sang lañu dafa xees nag man soo ma gisee dama ñuul waaye loolu yàlla la du si man mais sénégalais la pur sang ñàkk repère ñàkk fu mu taxaw xoola 89 mu dem Europe taxawe ne dugg si biiri tubaab kii dina am temps wu dugg si communauté kii déedéet amul woon repère. waaw dem nañu nag ba mu am déception si propre famille am déception si jabaram xëy na ak lañ ko privé li ma dégg li lañ ko privé ak doomam te ma xam ni sama rakk ñemewul wéetaay Pape ku baax la xol bu rafet la yor am na naqar nag yow rek laa am wax na ma loolu wax dëgg neex yàlla ba ma ne ko man du ma romb 50 ans di xalaati Italie ba nga ko mënee peut-être yàlla tudd ko woon baan booy bu bien ngi nii xaw ma de wax dëgg neex yàlla ñu koy wor di ko lépp mbir maa ngi seen si loxo yàlla. ngeen doxale est-ce que am na ñu koy soutenir fële ay mbokk yu koy taxawu fële ca Italie. magam bu jigéen bu mu bokkal benn baay mu ngi fa. magam bu góor bu mu bokkal benn biir boutique mu ngi fa. kenn taxawul xale bi tey ñëpp a daw seen responsabilité. waaw léegi dama bëggoon a xam moom ana papaam ana yaayam ana mbokk mi nekk Sénégal fii nii ak bi ngeen déggee affaire yi naka ngeen jotee xibaar. sama papa papa Ousseynou Sy mu ngi gaañu le 26 mai 1999. sama yaay
mooy yaayam mu ngi dund mu ngi fi mbir mi dépassé na ko ëpp na ko loxo ay mbokkam ñu ngi fi mais toute sa responsabilité man maa ko yor man Amath Sy maa ko mës a yor tamit de dinaa toog 5 ans 7 ans duma ko dégg. d'accord waaw léegi dama dégg ñu ni moom dafa am ay doomam yoo xam ne dañu dee ci géej gi moom moo tax mu def li muy def. si ne ko Ousseynou Sy amul ñetti doom yu traversé océan Atlantique il n'est pas né en France amul il n'y a pas des enfants qui ont traversé l'océan juddoowul France Ropa Mandel fii sa waa ji Guèye doon wax Ropa Mandel actuel Abbas Ndao fa la juddoo j'ai tout man maa yor kayitam yi. vraiment ki war a wax moom moo wax. leeral na de. leeral na lu bëri liñ doon laam-laamee. leeral na ko waaye am na leneen loo xam ne nag. ci Italie lay leere. justice su Italie moo koy leer. c'est-à-dire li mu def lu tax mu def ko déjà amul benn sénégalais bu ci ànd. amul benn doomu aadama bu ci ànd. ak quelles que soient les raisons. kenn àndu ci. li tax mu def ko xëy na moo ko xam. fan lay mujjeek yoon. li ma mën a xam daal mooy du bokk ci ñun. ba pare ñu koy man bokk. ak lu mu mën di def. ci man la bokk du ma ko lynché. mais nag def na lu jaaduwul. waaw mais tubaab yi tamit dañ xam ni sénégalais yi meluñu noonu. meluñu na pour que sénégalais yi nekk foofu mën a nekk à l'aise xam nga gars yi xam nga rek kerse gi. waaw mooy li ma lay wax affaire bi da leen a jàpp. ñu leen di masawu wax gis kenn. boole ñëpp. chaque jour oto fiir la te oto lay yóbbu hôpital. effectivement donc oto yëpp bokkuñu. heure bi jot na de Aba. waaw sénégalais ya fa nekk tey. heure bi jot na wala dégg wolof. waaw non dañuy masawu waa Italie. Sénégal moodu ya fa ne rek. Aba heure bi jot waaw di leen masawu te xam ne du ñëpp a mel noonu. classe gaa ngi jeex allo présidence la ñu jëm laataa ñu dëgmal loolu nga xam ni moom mooy émission bu mag bi